ci seen émission entretien avec Ousseynou Ly di membre du secrétariat national à la communication de PASTEF. Ousseynou Ly ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Missane di kontaan bu baax ci invitation bi. ñu tàmbali waxtaan wi ak coow li nga xam ne ni moo lëmbee jamono ji langum politique bi ginnaaw limogeage u ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba mi nga xam ne ni dañoo tekki ndànk ndombo tànkam ginnaaw bu mu waxee ci troisième mandat Macky Sall bi loolu nan ngeen ko jàngatee. waaw da nga may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi suivre Sénégal 7. à travers la toile aussi bien sûr ci chaîne YouTube bi. donc comme ni nga ko waxee nekk na information boo xam te ñun ñëpp ñoo ko constaté waaye li ma jaaxal rek lenn la bu fekkee ni nit ki da nga ko limogé en fonction li mu wax mais kon xanaa Macky Sall dina jël décret limogé boppam parce que yaakaar naa li Sori Kaba wax moom wax na ko en 2017 te yàggul waxaat na ko donc lan moo mën a justifier lu tax mu koy relever de ses fonctions bu fekkee ni ci wax jooju rek la kon moom tam ñoo ngi xaar mu jël décret jébbal que ni mën na démissionner ci présidence de la République bu fekkee ni ci wax jooju rek la basé wu pour mën koo démissionner pour mën koo dindi ci ay fonctions mais je pense que dafa am leneen loo xamante ni coow li daf ci feeñ te ndax guléet boo gisee coow li ni mu demee nii jugewul ci opposition bi donc ñoom seen biir ci la wax ji jóge te yaakaar naa bu fekkee ni dafa ñoom ci seen biir ñoo yëkkati wax ji c'est parce que xëy na en interne am nañ lu ñuy gis walla lu ñuy dégg loo xamante ni jàpp nañ ni dafa leerul moo tax xëy na ñu koy yëkkati mais coowal troisième mandat moom man je pense que mën na ñàkk parce que koo xamante ni ñu ngi la fal nee nga ñu ngi la fal mois de février bi passé à 58%. donc yaakaar naa sa yitte ak sa mbébét yow ak sa waa kër dafa war a nekk ci taxawu askanu Sénégal taxaw ci seen bëgg-bëgg mais dafa am itam lu muy feeñal parce que bu fekkee ni ci deuxième mandat bii mu nekk président dafay wax walla moom mu yëkkati ay kàddu ay ñoñam sax yi nga xam ni dafay ànd ak ñoom di liggéey ci wàllu politique wóoluwuñ ko ci ça veut dire que kon am na lu tax parce que nag moom mi nga xam ni moom la constitution di délimiter ay mandat fii nga war a yem fii nga war a tàmbale dafa nekk nit koo xamante ni li ñu war a laaj mooy est-ce que kàddoom jarati na dara parce que bu fekkoon ni nit koo xamante ni ay kàddoom mën nañ ci tëgg sukkandiku ci te amaana sax ñu bañ ko bind bu kàddoom am lu muy jëriñ as tuut kon yaakaar naa coow li doom mais pour man bu coow li jógee ba àgg fii non seulement ñi mu àndal di liggéey am na lu ñu gis walla lu ñu dégg mais itam dafa fekk ni kaddu gi nga xam ni moom lay yëkkati daf leen doyatul ndax koo xamante ni ba nga faloo ba tey loo mës a wax sénégalais yi génn nga ci ba set ci wet donc yaakaar naa cette personne n'est plus digne de confiance. coow li dafa am beneen coow bu mu yëkkati. muy coowum troisième mandat déjà dégg nga réaction yi am ñu soupçonné ne lu tax mu limogé ko dafa am yéene def troisième mandat. waaw xam nga. ñun lu jëm ci est-ce que loolu mooy seen gis-gisam déedéet ñun suñu gis-gis mooy gis nañ ci Sénégal koo xamante ni ba mu fi faloo ba tey lu mu wax askanu Sénégal génnaat na ci ba set wecc ñun loolu lañ gis kooku nag tey bu fekkee ni dafa taxaw askanam ne leen ci wàllu mandat fii laa yem teewul coow li des di persister kon ça veut dire que nit ñi kàddoom doyatu leen te nag boo nekkee njiitu réew dem ba sa kàddu ngay yëkkati ba yow sax ñi nga farandool ci wàllu politique mënatuñ ci sukkandiku kon ça veut dire que problème am na donc li ci nekk daal ñun liñ ci mën a xam mooy xam nañ ni koo xamante ni mandat am yëpp li mu ci def ci ñombe bari na bari goo xam ni bu sañoon sax dina am 10 mandats parce que li mu def ci pétrole bi ak waa këram def ko ci gaz bi ak waa këram def ko ci ressources naturelles yi moo xam zircon ak yeneen yu mu mën a doon barke Dembo Ndiaye ñu ngi wax ci wàllu fer bi yooyu noonu yëpp mu tegee ci kanamam donc xelam dalatul parce que xam na li mu ci def xam na li ci waa këram def xam na ñi nga xam ni ñoom lay àndal ci wàllu liggéey mboolem scandale yi fi jaar yëpp gis nañ liñ ci def donc xelam dalatul xëy na nag mu jàpp ni ñaari mandat doyatul xëy na mu bëgg ci dolli benn rawatina bu amee ay constitutionnalistes yu ñu respecté ci dëkk bi par exemple professeur Babacar Gueye mu ne carrément am na droit def troisième mandat peut-être loolu aussi mën na ko encourager waaye xam nga Sénégal
na ma ñiy nekk ci wàllu droit jéggal mais di nga lu jëm ci droit fii mën nañ ne mook njëgu naana ñoo yem parce que gis nañ ci nguuru Macky Sall que ni bu ñu amee lu ñu gën a fowee ci Sénégal wàllum droit la wàllum institution ndax dégg ngeen ki nga xam ni moo jiite woon modification constitution muy professeur Ismaïla Madior Fall moom mi ñu tuddee le tailleur constitutionnel moom ci jëmmi boppam may fàttali ni moo njëkk a wax ne en principe pour ñuy dégg tubaab en principe bii mooy dernier mandat donc en principe nag la mu ëmb bari na en principe mooy maanaam bu ñu tënkoo ci yoon bii mooy dernier mandat mais bu ñu tënkul ci yoon parce que nag yàgg nañ ñoom ñàkk a tënku ci yoon donc xam nga lii yëpp mënoon nañ ci bañ a àgg ndax bu fekkee ni da nga jàpp ni 2012 tu es le président le mieux élu nit ñi am yaakaar gu ñu am yaakaar ci yow dénk la réew mi jox la seen alal jox la force publique jox la lu ne ne la suñuy bëgg-bëgg ak suñuy namm-namm yaa ñu ci doy taxaw ci boo ci taxawoon bu ci taxawoon ni mu waree kon am na coow yoo xamante ni du judd fii mais nag koo xamante ni juróom-ñaari atu yàlla da nga ko yor nguur gi di topp say opposants di leen réduire à la plus nu ñu koy wax ci réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam noot opposants yi de sorte que bëggoo contradiction ci réew mi kooku nga def ko pendant 7 ans nekk di taf yëngal ci dëkk bi projet yi di inaugurer sax lu pareegul mais boo ko defee 7 ans xëy lijjanti sa victoire élection mais boo rendre compte que ni am na luy ñëw màbb sa kaw mais xam nga ni kooku waxuma le 3e mandat mais bu bëggee di sax mën na ko lijjanti fi mu toll nii ndax dafa xam ni jalgati ak ñàkk doxal yoon gi nga xam ni daf ko def ci premier mandat bi ba pare bëgg ko tàmbalee ci 2e mandat bi nga xam ni ay nu ngi koy wax di xeetu dóor marto lay gën a nëru ni ko nit ñi di waxee donc ñun moom yaakaar nañ lu jóge ci moom amul benn once de crédibilité buñ ko mën a joxati parce que koo xamante ni li nga mës a taxaw wax ak askanu Sénégal yépp setaat gënaat nga ci ba set parce que moo fi taxawoon ne sama mandat 7 ans la dama koy wàññi def ko juróom-ñaar wër 5 continents yépp wax ko sommet woo sommet mu wax ko toog ci télé yi dem ci sëriñ ci ñëpp mu wax ko xëy suba gënaat ci ba set wecc ne constitution moo ma ko mayul jigéen ni mu mënee taxaw ne constitution Sénégal mayuma pour ma wàññi sama mandat noonu la mënee taxaw suba ne leen constitution Sénégal may na ma def 3e mandat kon jar nañu bàyyi ci xel trop. ok bu ma déggoo aussi ci say kàddu dafa leer ne amul leen kóolute ci nit ki déjà Macky Sall peut-être looloo tax yëkkati ay kàddu seen côté di jib naan dafa am yéene éliminer Ousmane Sonko laataa ñuy egg ca présidentielle yu 2024. waaw xam nga ñun li ñuy wax c'est du factuel tëbuñu tëb rek wax li ñuy wax ñun ak askanu Sénégal ñoo ko dundandoo ñoo ko gisandoo amul dara luñ ci inventé ñëpp gis nañ tongali gi mu tongali Karim Wade jaarli ko CREI atte ko tëjlu ko génne ko réew mi gracier ko génne ko réew mi pare ci jubal ci Khalifa Sall donc li ñu wax du lu ñuy sos koo xamante ni yitteem yépp mooy nan ngay seet nan nga fan ngay jaar ba noot sa opposition ndax lan bañ nga contradiction ndax ni nga yoree réew mi baaxul santul yàlla jaarul yoon nga xam ni nit ñi buñ ko xamee dinañ dal sa kaw walla ñu jël seen matuwaay donc kooku jàpp na ni fépp fu mu fekk opposition moom moo ko wax je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression loolu du lu ñu inventé moo ko wax dynamique boobu nag ci la nekk musu see jug musu see jug fépp fu poche de résistance am foo xamante ni mën na ko andil contradiction feeñal li nga xam ne mooy luxbóor yi mu def ci yorinu askanu Sénégal contradiction boobu dana ko jéem a effacer te contradiction boobu tey ki koy animer ci géopolitique bi nekkul kenn ku dul le président Ousmane Sonko moom mi nga xam ni dafa jël gëtam ak yitteem teg ko ci xamal sénégalais yi ni ñu yoree seen réew ñi ñu ko dénk nan lañ ko yore liñ ciy def te jaarul yoon liñ ci nama def donc kooku noonu bu fekkee ni dafa am projet wu 3e mandat dina fexe ba ku mel ni
Ousmane Sonko du fi ne donc logique am boobu ci la nekk du si mës a jug buñ jàpp ni dina ci jug du si mës a jug parce que jàpp na ni moom mooy buur di bummi lu mu dogal Sénégal ci ay volonté ak désiram moo war a am ci réew mi keneen amul sañ-sañu wax moo yor exécutif ay nitam la dénk assemblée am benn bras long ci wàllu justice donc kooku ku mel ni Ousmane Sonko forcément daf koy déranger bu ñu jógee taxaw naan Ousmane Sonko sonul leen te moo leen tere ne la parce que bu ñu xëyee suba ba jant soo yéen ci wàllu presse ngeen nekk du ngeen toog lu toute une journée te déggoo leen ñoom ñu wax ci Ousmane Sonko donte ñu Ousmane Sonko sax du waxul ci ñoom. ñuy fàttali ne Ousmane Sonko aussi 3e la jëloon ci présidentielle bu weesu. waaw xam nga Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ci wàllu politique est-ce que danger la. ah ñun de wax dëgg yàlla li ñu ëppal solo seetuñu pour nekk danger kenn wala ñun li ñu amal solo mooy façon politique bii nga xam ni 1960 ba tey moo fi nekk ñu wax sénégalais yi que ni am na leneen lu bees lu ñu mën a andi ci wàllu politique. fañ ko doon tàmbali. contradiction moo tax mu raje ko. bañ contradiction ñu jóge fa ñu nommé ko def ko député fal ko. ñu naan plus fort reste ñu dem élection jàll parrainage ñëw élection lu mat 700 000 sénégalais gis seen bopp ci discours Ousmane Sonko. donc bu ne Ousmane Sonko terewu ko nelaw itam de kon de bàyyi na ko xel torop. mais aussi ñu questionner stratégie Ousmane Sonko. benn bu ci mujj am ñu ko ŋàññ mooy déclaration bu mu dem def Casamance. ñu bëri jàpp ne daal dafa am lu mu réveillé ci esprit sénégalais ndax Casamance ñëpp xam nañ ne insurrection dafa am. ñuy njott ne Ousmane Sonko aussi dafa jéem a communiquer ci loolu tamit doyul waar. xam nga bu ñu tëbee tëb rek dem ci. Ousmane Sonko li mu dem Casamance. day fausser contexte bi. parce que bi ñu jógee ci élection ba tey. depuis le mois de juin man maa ngi ci secrétariat national à la communication. donc on avait rédigé un programme de tournée. ci Sénégal Casamance Saint-Louis Mbacké ak yeneen gox-goxaan Podor yu ci mel noonu Sédhiou Tambacounda donc gox yi nga xam ni war nañ fa dem pour delloo leen njukkal ci taxaw bi nga xam ni taxawu nañ ñu ko ci élection yi tournée boobu noonu moom la ñuy soog a commencé ndax dina continuer ci fan yu ñëw dinañ gisaat le président Ousmane Sonko continuer ay tournée ji nga wàllu xam nga nit ñi say noonu tout le temps bu fekkee ni amuñu argument bu ñu lay opposé ci sa wàllu politique ak li nga leen di wax mënuñu ko dindi ci argument ni ñu mën a def rek mooy gàqal sa der moo tax ñu andi wax jooju mais fii le président Ousmane Sonko sa base naturelle c'est la Casamance ku ne am nga fa nga juddoo pourquoi tey ñu bëgg ko bañ a le président Ousmane Sonko Casamance ni mu fa amee moomeel wala bokk fa man fa laa bokk yow mii fa nga bokk ñun Sénégal gépp lañ bokk parce que chaque jour du denc di ko wax nee na papaam Casamance la nekk moom mu yaroo Casamance mais yaayam waa Bawal la maamam ci côté nekk ci côté Fuuta donc bu ñu andi li nga xam ni day andi jiixi jaaxa ci xelu Sénégal parce que ñoom looloo leen dese ndax jusqu'à présent amul benn argument de taille bu ñu mën a opposer ci président Ousmane Sonko seetlu rek saa yu génnee wax wala jàpp leen ci seen njuuj njaaj ci wàllu doxalin ci réew mi duñ ko andil dara ci argument duñ ko opposer benn argument leen la ñuy wax du wax dëgg dafay def lii dafay def laa dafay def lee donc ñoom ci liñ nekk ñu nekk ñu ci loolu ñoom ci li ñu nekk mooy seet suba ba jant sow nan la ñu mën a yàqee deru le président Ousmane Sonko ba sénégalais yi ñi nga xam ni xëy na seen gëstu ci wàllu information demee noonu ñu mën a yàq seen xel mais loolu dafa weesu ñu ngi ci jamono joo xamante ni nit ñi génnatuñu seen kër pour am information ku ci nekk sa kawlal bi nga toog ngay am information campagne de dénigrement bi ñu tàmbali diabolisation boobu noonu moom la ñuy continuer parce que amuñu lenn encore une fois lu ñu mën a ñëw fekk ci le président Ousmane Sonko jàpp ko ne ko yaa def sàngam
amuñu ko seet nañ ko ba sonn amuñu ko donc li leen dese peut-être diffamation diffusion de fausses nouvelles. non affaire yu demee noonu ci affaire 94 milliards yi en tout cas porté nañ ko. ci plainte mooy li may wax rek mooy waaw mais moom bu ñu ko porté plainte kay moom nañu wax ni moo njëkk a porté plainte xam nga bu ñuy faussé chronologie plainte yi mën na andi jiixi jaaxa ci xelu sénégalais yi lu jëm ci wàllu dossier 94 milliards diffamation yooyu noonu ji nga loolu yëpp ci logique boobu lay bokk mais ñun 94 milliards yi kañ buñ ci ñun plainte lañ ci yàgg bëgg parce que plainte bi ñu def ñoom fekk na fa suñu ñaari plainte ba ñoom lundi bi ñuy déposé plainte vendredi wala jeudi bi ko jiitu juge d'instruction bi recevoir na le président Ousmane Sonko entendre ko mu confirmer plainte yi mu jël ordonnance ñu def consignation. ça veut dire que recevoir mais convoqué wu ko. convoqué na ko. sur demande de Sonko. déedéet. en tout cas thèse boobu aussi génn na. waaw mais thèse yi dafa génn. mais itam yéen Ousmane Sonko moo. yéen ay sàkku ci doyen des juges mu woo ko. Ousmane Sonko kañ bu mënoon bu fekkoon ni am na possibilité sàkku ci doyen des juges mu recevoir ko mais kon def na ko bu yàgg parce que ba mu déposer plainte bi 8 jours après la ko juge bi waroon woo déglu ko donc juge bi kañ bu toogee boobu ba léegi soog ko woo kon moom la nekk ci Ousmane Sonko sinon kon Ousmane Sonko dina bu fekkoon ne am na pexe boobu noonu kon dana def tout pour juge bi recevoir ko avant date boobu ji nga yooyu yëpp xam nga fii daal li fi xew mooy chaque jour nit ñoo xamante ni lépp lu ñu jéem ci wàllu Ousmane Sonko dañ ciy nërmeelu seetlu li ma la wax amul benn attaque wala lu ñu yëkkati ci moom am ci ndam chaque jour dañuy nërmeelu bu ñu nërmeeloo nag mooy li may wax rek nit ko jàpp ci loxoom muy sàcc farine boo jàppee loxo bi mu ne la non dama xeesal laaluma farine bi donc ci yooyu yëpp lay dugg encore une fois le président Ousmane Sonko melul ni ñoom xalaatul mel ni ñoom àndul ak ñu mel ni ñoom te bëggut a mel ni ñoom seen yitte nag ñoom suba ba jant so bu ñu yeewoo ba ni ñuy tëddee léeg-léeg sax du ñu tëdd dañuy nekk ci seeni ay cabinet di xalaat di fexe mooy fan la ñu mën a jaar ba jàpp ki nga xam ni ci wàllu luxbër wala leneen jàpp ci le président Ousmane Sonko. mais boo nee ñoom mooy le système ñoom mooy Macky wala ñoom ñooy ñan. ñoom mooy ñépp ñi nga xam ni ñoo ngi fi depuis indépendance ba tey noot askanu Sénégal di jël xaalisu askanu Sénégal te liggéeyul leen ci. am na ñu ma ci gis. gis naa ci le président Abdoulaye Wade gis naa ci Idrissa Seck mi nga xam ne ni moom it yàgg na ci nguur et cetera comme ñoom tamit mooy ci ñoom bi nga leen boole wala. non xam nga le président. ay adversaire lañu kon. le président Abdoulaye Wade. dañ ko dénkoon Sénégal de 2000 à 2012. ñu dem 2012 askanu Sénégal ne ko li ñuy proposé ci wàllu politique. àndatuñ ci léegi baax na bàyyi ñu tànn keneen. donc mënatuñ fi mu toll ni référé wu ci moom li ñuy référé wu keñ. mooy ki nga xam ni dañ ko jox 2012. jox ko nguur gi pour que li nga xam ni Abdoulaye Wade da ko doon def. te ñun majoritairement jeunesse bi ñu àndoon ci ni mu koy defee baaxul ñu jox kii yaakaar ko ci moom mais mu ñëw ba mu ñëwee dafa sax. triplé loolu. au fond au Pastef yéen li ngeen di xeex c'est pas un individu mais c'est un système mais aussi il faut avoir le courage de reconnaître que am na ay nit ñi nga xam ne ni ñooy incarner système bi nga xam ne da ngeen koy xeex te aussi. am na ay nit ñi nga xam ne ci opposition bi la ñu ne. non xam nga système mënoo jël. système bi rek yemale ko ci ñaari nit kese dafa ñu système bi yow bokk na ci li nga mën a gis ak li nga mënul gis ñi nga xam ni tey jii yoruñu parti politique nekk ay homme d'affaires di dugg ak a génn palais di yéeg ak a wàcc ministère yi pour jël alalu askanu Sénégal ñooñu ci système bi lañ bokk am na ñoo xamante ni tey jii ñu ngi mbubboo diine nekk ci système bi yaatu na benn xeetu yaatu boo xam lobby yi lépp ngi ci biir système bi donc benn nit mën nañu seete ci ku jege aussi non ñun de li ñu jàpp que ni système bi ñi koy doxal fi mu toll nii mooy ñi ñu dénk réew mi ba keroog ñuy gis koo xamante ni ñi nga xam ne nii dañuy saagante benn septennat entier jékki-jékki ñu réconcilier wu toog waxtaan ci biir nekk kenn xamul lu ñu wax génn def déclaration et cetera ñu naan retrouvailles réhabilitation amnistie coow li ne kur ci dëkk bi loolu aussi du système. non xam nga ay acteurs politiques ku mu neex nga retrouver wu
ñun du ñun ñooy. sur le dos du peuple. non la ñenn ñi wax encore une fois parce que peuple bi mooy arbitrer di nga compétition politique. benn arbitre la am c'est le peuple. yow da nga yor parti kii yor parti keneen yor parti. ngeen ñëw andi seen offre politique. peuple bi nag mooy arbitrer ñi nga xam ni bu fekkee ni dañu peuple bi dafa am ñu mu jàpp ni dañuy dil si dóom. ñooñu bu tànn jotee duñ leen tànn. donc seul le peuple est juge en fait des offres politiques moom moo mën a juger offre politique yi. donc ñun du ñun ñooy choisir yan acteurs politiques ñoo war a ànd ak ñi warut a ànd. encore une fois ci géopolitique lañ nekk li ñu wax ci politique mooy. géopolitique dafa war a sain compétition la. du compétition saagante ndey. du compétition waxante lu ñaaw du compétition xalabante dafa war a nekk une compétition d'idées et de programme ñun loolu lañ mës a wax. ku mu neex mën nga nekk ci parti. opposé wu andi contradiction parce que confrontation idées yooyu noonu ci la ñu mën a jëlee substance bi nga xam ni tey mooy mën a jariñ askanu Sénégal ñun on veut une compétition politique saine ouverte ku ci nekk am nga ci sa place mais li ko war a lal nag li ko war a lal cëslaay bi mooy bëgg sa réew liggéey ngir sa réew taxawu say bëgg-bëgg réew loolu mooy soubassement bi te mooy patriotisme bi nga xam ne ñun moom la ñuy dundal. mbokk ñuy teewlu may fàttali ne tey ñu ngi dalal ci entretien avec Ousseynou Ly di membre du secrétariat national à la communication de Pastef nag di parti Ousmane Sonko Ousseynou Ly ngeen yëkkiwaat fii beneen coow. yàgg na Ousmane Sonko yëkkati coow 94 milliards. mais aussi dafa am lenn lu ñu seetlu c'est trop technique. débat bi c'est un peu élevé pour certains citoyens mais mën nga ñu expliquer de façon simple pour ñu ñuy seetaan ak ñëpp affaire 94 milliards yi lan la exactement. de façon simple et accessible à tous. pourtant yàgg nañ ko expliquer ci nu simple. mais xëy na dafa am ci coow li ñu ciy rax ñoo xamante ni bëgguñu nit ñi xam lan la ñuy wax. donc mooy tax ñu jël di ko compliquer di ci ubbiwaat yeneen affaire ci biir a biir pour réeral parce que ñi nga xam ne du seen intérêt pour dëgg feeñ. ñoom noonu la ñuy doxalee mooy dañuy dugal coow li ci biir ba kenn du dégg mais ñun liñ ci wax. ñun dañ ci def conférence de presse. projeté ko. invité journalistes yi tirer document jox leen. defal ci benn document PDF. envoyé ko nit ñi pour ñu mën a xam. defal ci vidéo boo xam te ni. en français comme en wolof. pour nit ñi mën a xam dossier boobu noonu. te loolu bañ koy def c'était en 2012 du sax léegi. ça veut dire que dossier boobu daf ñu ñor. te lépp lu mu laaj pour ñu def ko pour sénégalais yi xam fi seen alal dugg. danañ ko def ci tënk rek ci lu gën a ci lu gaaw. muy titre 1451R. donc historique bu gaaw. mu nekkoon loo xam te ni famille Ndiaga Ndoye ñoo ko moom. mu ne toll ci 256 hectares. en 1978 Saïm indépendance moo xam te ni Djily Mbaye jënd terrain boobu acquérir ko donc famille bi am ñu jàqoorul ñu dem ci yoon di topp dossier bi di ko topp pendant 30 ans de procès le 9 février 2012 ci le tribunal di soog a kase loolu jox famille bi dëgg ne leen suuf si yéen a ko moom mais liñ ci seetlu mooy dafa am koo xamante ni dafa approché famille bi ñëw ci benn partie famille bi proposer leen ne problème bi dama koy jënd comme yéen a ngi topp ci état pour am indemnisation man da ngeen may jaay problème bi créance bi bu ko defee man ma wëlbatiku topp état. muy Tahirou Sarr. ñu jox leen 2,5 ñii neen 2,5 ñii 2,8 milliards bi mu demee. pour jënd boobu noonu pour mu àqal ko c'est-à-dire li ko en fait pour mu am base juridique mu dem ci yoon parce que dafa war a dem ci yoon pour ñu xaatim ko pour dëggal ni que ni jënd bi am na donc Tahirou jox na famille bi wàccoon na ak ñoom léegi mën na topp état du Sénégal mais bi mu demee ci yoon da ko gàntal jënd boobu gàntal gi mu ko gàntal kon fa la problème bi waroon yem parce que yoon da ko ne mënoo jënd problème boo xamante ni intermédiaire nga ciy positionné wu donc mooy waral moo nekk arrêt numéro 4 de la chambre civile bu janvier 2018 ñu weesu loolu xam nga kon fa la coow li waroon yem mais ñu jéggi ko am koo xamante ni mooy Mamour Diallo yoroon domaine wëlbatiku
signeel Tahirou Sarr ñaari kayit muy acte d'acquiescement li nga xam ne moom la mën a toppee pour dëggal ni que ni Tahirou war na mën a état du Sénégal amal na Tahirou 94 milliards mooy ñaari acte d'acquiescement yooyu te acte d'acquiescement yooyu amul base juridique parce que ñoom bi ñu defee seen commission d'enquête parlementaire gis nañ ni que ni expropriation amul parce que tey ba fii ñuy wax yow boo demee ci conservation foncière këyitu suuf si da nga fay fekk tur famille bi nga fay fekk doo fa fekk tur parce que. expropriation maanaam. suuf si état am lu mu ci namm def. mu ñëw jënd ko ci yéen. jël propriété amel ndàmpaay askan jox leen ndàmpaay ne léegi moom mooy féetewoo suuf si. mais pourtant am na expropriation. mais ay décret d'expropriation yi. décret d'expropriation yi am ci SNHLM la amee. parce que dafa amoon programme bu fa SNHLM di def. donc décret d'expropriation boobu ci benn partie bi la ci titre foncier bi. maanaam 256 hectares yi du loolu kese. décret d'expropriation bi. bokkut ak décret d'expropriation famille parce que expropriation amul ndax boo dem tey ji bu expropriation amul ci wàllu famille bi boo demee ci kayit gi da nga fay fekk turu état donc expropriation amul ci wàllu famille bi nan la Tahirou Sarr mën a jëndee créance bu amul maanaam jënd gi Tahirou Sarr jënd li mu jënd amul parce que expropriation amul donc bu expropriation amul créance amul. mais kon décret d'expropriation yi ñuy wax fan lañ ko jëlee exactement. décret d'expropriation SNHLM la SNHLM. moo am décret d'expropriation yooyu noonu ci benn wàll ci suuf si. te boo seetee ci rapport commission d'enquête parlementaire boobu noonu ñoom andi nañ ci lii nii yëpp. kon famille bi kenn exproprié wu leen. parce que expropriation foog mu am décret. kon en principe. état bi amalul dara famille bi nga bëgg a wax. parce que créance amul expropriation amul bu créance amul nan lay bu expropriation amul nan lay créance di amee pour nit ki mën a jënd est-ce que yaa may comprendre. donc expropriation amul ndax tey jii bu dekkoon expropriation am na boo demee ci këyitu suuf si. danga doo fa fekk turu famille bi danga fay fekk. turu état du Sénégal ndax mooy moomaat suuf si. mais héritier Djily Mbaye jot nañ leen indemniser. waaw parce que dégg nañ sax ci wax ji ñu ne Saïm indépendant ñoom nee nañ jotuñu sax indemnisation boobu c'est-à-dire que dossier bi liñ ci war a def. moom lañ ci deful ba tey mooy yoon na ci def liggéeyam. ji nga bu fekkoon jamono ji nga xam ni saisir nañ ci procureur. biñ ko joxee plainte président Ousmane Sonko jox ko plainte bi. ne ko. am na kat lu am ci wàllu problème suuf ci famille bii diw def na ci nangam diw def na ci nangam dama bëgg nga ubbi enquête pour topp ko ñu xam alalu Sénégal fan la jaar di nga bu ko defoon ci jamono jooju kon fii nii weesu nañ ko mais li gën a kokas li ci gën a amaat jafe-jafe mooy expropriation amul créance amul selon yéen expropriation amul waaw mi parce que loolu seen position la mais commission d'enquête parlementaire waxu. mais commission d'enquête parlementaire ñoo ko wax ñoom ñoo taxaw ne fi mu toll nii amul expropriation mu ngi nii famille bi amul expropriation parce que décret bi nga xam ne moo mën a yoonal que ni expropriation am na maanaam état bi jënd na suuf si ci famille bi mais décret boobu existé wu parce que expropriation décret moo koy mandargaal donc an décret boobu. kon ñoom ci ban décret lañ mën a sukkandiku. pour mën a ne expropriation am na ba signer Tahirou Sarr parce que Tahirou Sarr amul expropriation. famille bi amuñu ko. kon ñoom ci lan la ñu mën a sukkandiku. ba mën a tëgg ci ne expropriation am na Tahirou Sarr jënd na problème bi lii état bi amee na ko donc amul. mais léegi Atlas ak Mercalès. bu ñu ne Sonko moo làqu ci ginnaaw moom lan la doon ut ci dossier bi. waaw xam nga. ay nit moom boo leen jàppee ñuy def ay luxóor tout le temps li may wax rek boo jàppee ab sàcc boo ko jàppee yitteem yëpp de du ne sàcc ma de xam nga lu muy wax bi may sàcc kii laa àndal wala diw ci la bokk donc ñoom au début li ñu tàmbalee woon mooy dossier 94 milliards yi amul biñ demee ba xam ni fi mu toll nii
mënatuñu nëbb dossier bi ndax li nga xam ne dañ ko ci génne ci ay firnde dafa leer naññ. ñu wëlbati ko ne non non dossier bi sax am na waaye Ousmane Sonko dafa am lu mu ci bëggoon. mais loolu mënta gàkkal li nga xam ne ñoom moom lañ def parce que. Ousmane Sonko dossier bi topp ci dara amu ci dara ndax défendrul famille bi. encore une fois ñu fàttali ko ni ba muy déposer plainte yi bi muy jox procureur dossier bi ñu ngi nekkoon le 4 mai 2018. ba muy rencontrer famille bi ñu ngi nekkoon ci benn bi mois de juillet beneen bi mois d'août. quelqu'un ki nga xam ne mosoo toog ak famille bi lu dul ni bi ngay toog a ñëw mois de juillet la. kon yow nan ngay défendre loo xamante ni yow ñooñu xamagoo leen woon c'est-à-dire pour nga défendre nit. am intérêt ci dossier day fekk kañ balaa ngay yóbbu dossier bi ci yoon kañ di nga xamante ak famille bi nga toog ak ñoom. wala déet. donc ki nga xam ne nag dafa yóbbu jox procureur dossier bi ne ko am enquête ci parce que am na alalu Sénégal buñ ci génne. te loolu commission d'enquête parlementaire bi wax nañ ko ci. maanaam 2,8 milliards yi nga xam ni trésor décaissé na ko foog ñu wax ko trésor décaissé na ko ñu jox ko Tahirou Sarr ce qui veut dire que kon xaalis bi ñu joxe. mais aussi 2 milliards sore na lool ak 46 milliards. déet te 2 milliards yu ñu waxoon. déet 2 milliards yu ñu waxoon Mamour Diallo nee na bu ma ko yëgee litige bi la ko arrêté. xaaral ma ñëw waa léegi sur quelle base la ñu fay 2 milliards an 2 milliards yi 2 milliards yi ñu fay kan moo ko moom. alalu Sénégal la déjà détournement de deniers publics bi nga xam ni ñoom dañ koy bañ a dégg mu ngi noonu ñoom nangu nañ ni que ni jël nañ ci gafaga état trésor ci suñu xaalis ñun sénégalais fay ci 2,8 milliards mais 2,8 milliards yooyu noonu te xam nañ ni base bi légalul kon léegi ani 2,8 milliards yooyu. décret d'expropriation ma ñëwaat ko parce que rapport commission bi laa yor nii. moo ko liiree le 12 novembre 1997 dans le cadre du projet d'aménagement des Parcelles Assainies de Keur Massar Rufisque. Le décret numéro 97 1119 modifié a déclaré pour la première fois d'utilité publique le TF numéro 1451R d'une superficie de 254 hectares etc. appartenant à SAIM Djily Mbaye. Donc décret boobu. Décret d'expropriation SAIM Indépendance maanaam état bi mu nammee am lu mu amal ci site bi pour SNHLM ñooñu la ñu exproprier. Voilà. Donc Tahirou Sarr amul expropriation. mais aussi affaire bi dafa amoon litige parce que dafa am dem yoon parce que famille lébu yi dañoo dem yoon jotaat seen yëf ci loxo famille Djily Mbaye donc expropriation boobu da leen di engagé ñoom maanaam lu famille Djily Mbaye amoon ci ay avantages ñoom ñoo ko war a récupérer après. normalement léegi pourquoi ñoom kon. Parce que ñoom li ñu wax ci seen rapport commission d'enquête parlementaire ñoom dañ ne famille bi dafa jotaat totalité terrain bi alors que 125 hectares lañ leen delloo. mu ngi nii. boo jëlee arrêt numéro 1 du 9 février 2012 de la cour d'appel de Kaolack qui a prononcé la radiation de la vente intervenue 78 et 79 au profit de SAIM en faisant recouvrer les œuvres la plénitude de leur propriété. Il admet que ce rétablissement de propriété n'a porté que maanaam bi ñu jotaat suuf si 125 hectares lañ ko jot. Donc même boo jëlee acte d'acquiescement yooyu noonu mais pourquoi ñu def ko ci 256 hectares kon di nga faux bi ci am mënuñu ko nëbb. parce que ñu leeral foofu aussi parce que famille Djily Mbaye jotoon na weccoo terrain ak état bu Sénégal ci lu. mais famille Djily Mbaye. fi mu toll nii am na ñu ne ñoom jotuñu indemnisation boobu xam nga mënuñu nëbb. seeni ñaawte fii ñu ci def. parce que ñoom bu fekkee ni dañ ne. famille bi dafa jotaat 256 hectares alors que cour d'appel bu Kaolack bi muy raje vente bi c'était sur 125 hectares ce qui veut dire que kon terrain bi xaaj nañ ko nekkatul 256 hectares kon famille bi 125 hectares yi kon la ci am parce que du mu ngi nii cour d'appel la. kon
94 milliards yi dafa ëmb 258 hectares yëpp. dafa ëmb 256 hectares yi. 258 hectares yi. voilà donc kon ñoom acte d'acquiescement yi ñu def sax bu fekkoon ni dañ ko def à la rigueur. ci li nga xam ni moom la famille bi jotaat. du am problème ñu mën a wax. mais ñoom nan la ñuy ñëwee ñu ne famille bi jotaat na plénitude du droit am ci l'ensemble de la propriété. alors que ñu ñëw ci cour d'appel bu Kaolack mu ne leen 125 hectares ngeen jot. donc nañ poser question. kon pourquoi ñu jël acte d'acquiescement yi def ko sur 256 hectares loolu encore day feeñal li nga xam ni dañ ko dañ ko defoon pour jël alalu askanu Sénégal. parce que bu fekkee ni da ngay jël sax jëlal lu tolloog li nga dagg mais nga def ko sur 256 hectares alors que arrêt bu cour d'appel bu Kaolack 125 hectares la leen jox. mais aussi le président Ousmane Sonko génne benn mémorandum. mais mémorandum bi aussi lire naa ko. mais gisuma ci benn fu mu waxee ne aussi répété 46 milliards génn na da ngeen rétropédalé wala. déedéet dafa ne. mooy fàttali loolu mu ngi ko wax janvier 2019. waaw mu ne dossier bi. encaissé gum nañ ci 46 milliards. waaw bu ma procureur woowee. ma jàkkaarloog moom dinaa ko wax ban banque la jox ko numéro compte bi. dafa ne encaissé gum nañ ci. te loolu question de mais li ko mën a feeñal. nañu instruire dossier bi convoqué ko mu génne ay preuves am c'est simple gis nga. problème bi ci am ni yëpp mën na ñàkk. mën na ñàkk de. bu fekkoon ni ci njëlbeen bi ñu joxee procureur dossier bi. mu tijji information judiciaire enquête ci def ko ni mu waree. jël intérêt Sénégal teg ko ci kanamam. kon instant bi weesu nañ fii. donc encore une fois moom. li muy laaj yàgg ko sàpp. mooy na yoon def liggéeyam te commencé na ndax juge doyen des juges recevoir na ko. convoqué ko recevoir ko entendre ko. mu confirmer plainte yi mu tijji ko kii di jël ordonnance. def consignation. donc li ci des mu ngi ci loxo yoon te ñu ngi déglu yoon. kon daal ca tribunal lay mujj leere ñu wax aussi ci beneen ci Pastef. parti Pastef parce que aussi seen militants yi d'habitude dañ leen di accuser ñu ne yéen daal ku laal Ousmane Sonko sur ci réseaux sociaux yi. insulté yi day tar gis ngeen suñu naataango yu observateur sax jàngat buñ ci def tey nan nga ko jàngatee pourquoi le leader de Pastef est intouchable gis nga article bi nan nga ko jàngatee. waaw Ousmane Sonko il n'est pas intouchable c'est un être humain bu jiite parti politique. nekk chef de famille nekk responsable nekk kilifa. man ba ma bokkee Pastef ba tey. musuñu ma ne saagaal diw. musuma toog réunion bu ñu ne ay nit saaga leen. musuma jot message buñ ne nañ taxaw saaga nit mu ko ci àddina parce que ay nit yu responsable ñoo fa nekk. kantaan nag li ñu gis ci réseaux sociaux yi yow mën naa tijji compte Facebook def sa photo def sa tur nit ñi ku ñuy gis du yow la ñuy gis c'est pas parce que nit ñi dañuy gis encore une fois dañuy gis ab photo Ousmane Sonko. ci benn profil Facebook wala ñu def ci logo Pastef que ñu ne waa Pastef la. parce que ku ci nekk tey jii mën nga toog ak li ñu tuddee les fake news ku ci nekk mën nga toog yow mii mën nga créer sa 50 compte Facebook def ci photo yu la neex di bind lu la neex loolu engagé wuñu ñun li nga xam ni am nañ ko mu nekk ci Facebook te kàddu Pastef officiel di fa jaaree mooy suñu page Facebook ak page wu le président Ousmane Sonko. mënoon nag xam que ni ñiy def profil Pastef yëpp ay militants Pastef lañ parce que loolu bu ñu ko bëggee def itam du sotti na nit ñi bàyyi di wax naan gis nañ profil ku def photo Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko la àndal non non man tey mën naa toog créer sama 10 compte def ci photo Macky Sall bind ci APR mën naa ko def comme keneen ak keneen mën nañ ko def loolu du ci li ñu mën a sukkandiku. ci wàllu saaga ñun kenn mësuñu xamee saaga man ba dugg naa politique maa ngi def politique te du ma taxaw saaga nit parce que
ñun suñu parti xamuñu ko xamuñu lu ñu xam débat d'idées proposition wax luy jariñ askanu Sénégal saaga nag ak xulu ak xeex dafa am ñu ñu ko xamee ñu mosoo gis lu ñu dajee ba ñëw fekk fa scène de violence te pourtant am na parti boo xamante ni ay jeunes am bi ñu fi dajee matul at chaise yeeg bool yeeg tànt yeeg fu ne ngay gise mun naaw loolu mosoo ko gis Pastef donc ñun mënuñu ñu askanale violence maintenant nag non violence physique mais ci réseaux sociaux yi moom vraiment mais réseaux sociaux yi encore une fois xam nga yow xam nga ma xam nga sama profil Facebook mës nga fa gis ba dugg fa gis fa saaga responsable Pastef yi mosoo leen gis ñu saaga amul benn responsable Pastef booy gis mu taxaw di wax naka sudd noonu suñu conviction politique nag dinañ ko défendre te nit ñi nañu xam ni tamit mënuñu jël koo xamante ni lu mat 700 000 personnes dañuy identifier wu ci moom jël wax lu leen neex teg ko ci kaw non suñu conviction politique ak suñu cause politique dinañ ko défendre ba mu mat sëkk mais duñ ko saaga duñu xuloo duñu xeex dinañ ko défendre ci ay arguments parce que loolu la ñu xam ci politique mais nag kantaa gis naa ay profil Pastef ci Facebook gis nañ ay photo nit yu def photo Ousmane Sonko non ñooñu kenn mënu ci sukkandiku wax avec certitude que ni kii Pastef la bokk wala kii dafa ànd ak Ousmane Sonko nous on a ñun suñu cause politique mën nañ ko défendre sans bañ a saaga te suñu école du parti yi dafay jàngal militants yi nan la ñuy défendre seen cause politique suñu idéologie politique nan lañ koy défendre suñuy conviction politique nan lañ koy défendre mais loolu doo ci mës a gis responsable nit ku taxaw di ci saaga xamuñu ko bu fekkee ni loolu rek moo ñu dese ci politique di nga gisaat ñu ñëw jëlaat dem toog seen kër parce que li ñu charmé bu ñu dugg biir Pastef te moo fa nekk ba tey mooy gis ni politique mën na soppeeku façon def politique Sénégal mën na soppeeku am na nag ñoo xamante ni loolu arrangé wu leen parce que fexe nañ ba salteel politique fexe nañ ba salteel ko xajamal ko léegi nag li ñu bëgg a gëmloo nit ñi mooy bu leen dugg ci politique saagante waxante lu ñaaw joxar bi ku ne dal ci sa morom loolu am ci politique ñu baax ñi bu leen ñëw ci politique non man may wax fii askanu Sénégal ak ndawu Sénégal ne leen politique soppeeku na nit mën na def politique te du fen nit mën na def politique te du saaga nit mën na def politique te du yàq deru moroomam te teg ko ci dëgg loolu nag moo am Pastef du ñu nangu nag benn yoon ñuy jël di attaquer nag ki nga xam ni moo jiite parti bi non parce que foog nit ñi di bàyyi xel que ni y a 700 000 personnes qui s'identifient à lui. mais nag day politique te politique moom boo ci duggee moom foog gars yi di la attaquer nag parfois ñun comme ni ngeen di attaquer gars yi rek xam nga encore une fois le charme de la politique c'est la contradiction maanaam politique liy tax muy am solo di dund mooy da ngay wax sa xalaat kii wax xalaatam ngeen daje waxtaan comme ni ñuy def nii échangeante après nag sénégalais bii di seetaan moo mën a àtte loolu charme politique léegi nag am na nag ñoo xamante ni seen yitte yépp suba ba jant soo mooy nan la ñuy gàqalee deru Pastef nan la ñuy gàqalee deru ñi nga xam ni ñoo nekk biir Pastef ak nan la ñuy gàqalee deru ki nga xam ne mooy jiite parti bi quant à une bii nag moom bi nga xam ne moom lañ génne tey vraiment man dama ne woon du ma ci commentaire bon nit nag lu la neex nga bind fii Sénégal lañ nekk mais li ma ci mën a wax bu fekkoon ni damay am commentaire bu ma ciy def li ma ci mën a commentaire mooy bu fekkee ni dafa am ay chiens de garde c'est parce que y a des chiens de cour moo tax parce que dans le passé y a eu des chiens de cour et actuellement y a des chiens de cour kon xëy na loolu tax chien de garde am. yooyu la ñuy bind aussi ci réseaux sociaux yi d'habitude déedéet les journalistes moom duñ leen may dara. ci waaw mais kàddu gu mujj gi. du càggee ni may dara encore une fois dugguñu ci politique pour wax lu ñaaw. taluñu ko. dugguñu ci politique pour def nit lu bon wala lu métti wala ay. wax lu du dëgg lancé wàlleel kàddu gu mujj gi. yooyu moom laay waxaal bu ñu dugg ci politique. bëgg suñu réew. yéene suñu réew jàmm. yéene suñu réew mu dem ca kanam moo ñu tax a dugg ci politique. loolu mooy Pastef du nag nit ñi nga xam ne mën nañ toog seen kër.
tijji seen compte Facebook wax li leen neex bind lu leen neex après ñuy jël def ko ci deru Pastef loolu du deru Pastef. Pastef c'est don de soi pour la patrie jébbal sa bopp askanu Sénégal ngir jariñ sa réew. loolu mooy Pastef. jërëjëf kon mbokk ñu doon teewlu ci Sénégal 7 entretien avec doon dalal tey Ousseynou Ly di membre du secrétariat national à la communication du parti Pastef les Patriotes bi nga xam ne ni c'est le président Ousmane Sonko moo ko jiite ñu ngi rafetlu seen teewlu di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.